fondation humanitaire bu Jolof di ab kuréel bu yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ak njàng gannaaw bi mu jébbalee ab ambulance bu yees peq centre de santé Elisabeth Diouf bu Daara dafa tabax ñaari salle de classe ci institut islamique Soxna Kiné Niang ba nekk ci ñetti wago ñu amal cérémonie de réception bi fii ci teewaayu kilifa diine yi ak kilifa aada yi njiital école bi kilifay ndongo yi rafetlu ko lool. daara ji nag yàlla dogal na ba mu juddoo yàgg na ndax ren ji lay am ñaar fukki at ak benn ki ko sosoon muy soxna soosu di Soxna Kiné ñu ngi ko sos en 2000 boobaak léegi yàlla dogal ci kër gi la juddoo kër gi di kër maam Sayar Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm fi la daara ji juddoo ki ko sancoon di Soxna Kiné boobu ab saket rek a fi nekkoon tabarakallahu yàlla di dox ak di def ay tawféex ba mbokk mu baax bu ñuy wax Serigne Omar Seck tawax fi 6 mètres bi mu ko fi defee yàlla dogal daara ji di raam ba agsi tey nijaayu Omar Seck defar ci moom itam liggéey bu rëy muy makaan bii ñu nekk tey daara ji moo ko moom te Seydou Omar Ndiaye moomu moo ko jënd jox ko daara ji boobaak léegi nag ñu nekk ci di kërti ba yàlla dogal waa Jolof Fondation ñëw liggéey fi liggéey bu rëy bii ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla na ko yàlla ful defal leen ko ci misanul xasanaat bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. man nag fa may commencé rek mooy wane sama kontante wane waale kontante département Linguère wane waale kontante Daara Jolof wane waale kontante ñetti wago kon lii ak sant la fondation bi wax dëgg yàlla dañ leen di ñaanal ñu jëm sa kanam te incha allah dañuy dem si kanam parce que ñoom ñoo ko defal seen bopp ñoom ñooy liggéeyal yàlla parce que lii dafa am solo ñoom dëkkuñu fi si koñ bi seeni doom jàngewuñ ci koñ bi seeni amul benn kii boo xam ne activité boo xamante ni seeni doom ñu ngi koy def fii si daara ji kon buñ jógee foo xam ne fu sori la ñëw def fi lii ay classe ndax lan njabooti Daara Jolof kon dañ leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla nañ ko gën a man lu des seen kanam te nisir ko si diine ji ak ndimbal yëpp social yàlla na yàlla jàppale leen bañ gën koo def daara ji nag du jeex liggéeyam projet du jeex jàkka jàng ne xale yi fa la ñuy jànge te clinique moo fa nekk ab seng moo fa nekk lu waay man na ko si def ñu fondement ko si kàttanu yàlla bala nga fiy ñëwaat da ngeen gis ñu yëkkati jàkk ji ndax loolu moo ñu yitteel nii kon fu ñu gisee mbooloo daje fii si daara ji dana leen wax daara ji lu mu bëgg. damay sant fondation bi di jël cant gi rek teg ko ci sama maam Ablaye Diaw man mii de taxaw fii di wax bi may jàng kaye ak bic musuma ko jënd ndax moom fu ma musaana dem ci pharmacie ba fekk ko fa dina ma jëndal kaye jëndal ma bic may ma xaalis teg ma ci watiir ma ñibbi. kon loolu fàttewu ma ko jaw kon lii yàggee nga ko yàgg ngaa taxawu askan wi kon boo demee ba nàmpatal ci sa njaboot dañuy sant yàlla rek di la ñaanal borom bi jàppale la li nga ci bëgg ci fondation bi yàgg sa njaboot gépp yàlla defal la ci li ko sa njort maa ngi nuyu tamit sëñ Aliou Niang di ko ziar lu baree bari nuyu naa kilifa yi di nuyu tamit suñu maam islim mu baax mi ñi ma dama siggiwut bu baax ñi nekk ci mbaar bi yépp xooluma leen waaye képp ku fi nekk rek maa ngi lay tàllal loxo di la nuyu di la ziar lu baree bari di wax nag ci côté ñun ñi nga xam ne la ñu tuddee way politique yi politique ak def man dama jàpp ne jotewuñu dara doomu aadama lu muy def war na cee jiital borom ba ut ca ngërëmal yàlla yaakaar naa moo ëpp solo lépp li ñuy tuddee boo demee ba nekk politicien nag lépp loo def ñu ne politique a tax ñu nga def ko waaye ragal naa ne man porte yaak bunt ya bañ koy waxante ci suñu saal ba binduñu ko fenn dama ko doon def te yàlla tax est-ce que sax fekkoon na ma nekk député kon nag loolu nañu bëgg ñun ñëpp ñu jàpp ne lii ñu fiy def nii yàlla rek moo tax ñu di ko def te lii fii sama ñoom maam def bu doon politique duñ ko def ndax ñoom bokkuñ ci politique doxuñu ci politique xamuñu ci politique waaye nag bu la yàlla boole ci génn ci wàllu politique da nga ciy jéem a jaamu yàlla loo ca mën te yàlla tax nga def ko loo ca mënut ku ko man te nga xam ko nga dem tàllal ko loxo mu def ko kon maa ngi sant ñëpp di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di wax lii ñu fi dajale yal na ko yàlla ful ba mu nekk ay classe je vous remercie. ñi ngi sant ñi nga xam ne ñooy nu mu tuddati
Jolof Humanité di leen ñaanal yàlla na yàlla jàppale leen. rafetlu nañu seen taxawaay li ci aju lépp bëri na waaye rafetlu nañ seen taxawaay liñ ci jot a gis ci ay réalisation fa tabarakallahu ahsanal xaaliqiin yàlla na jëm kanam macha allah waaye dañuy wax rek ne wali mithli hada fal yaamalil aamiluun seen taxawaay bii taxawaay la boo xam ne ni royuwaay la ku bëgg a jëf te yàlla tax ku bëgg a jëf liggéeyal sa réew taxawaay bi ngeen taxawaay la boo xam ne royuwaay la. ñaari salle de classe yooyu ñu tippee leen ñaari kilifa ci dëkk bi moo di Maam Góor Saana Ñang ak Serigne Bassirou Sy. mën nañu wax ni wanag la ci wanagu Maam Góor Saana Ñang radiyallahu taala anhu moo tax bi ñu Jolof Fondation mayee ñaari classe yi ba pare dañ ko ci suñu jàpp ne war nañ ko mën a def ci suñu sañ-sañu bopp ñu ñaan leen ci ndigal ñu may ñu ko ñu nekkoon nañu jël ñaari classe yooyu tuddee ko ay tur. moo tax benn classe bi ñu delloo mbartuli ci naal yi muy ñu ngi ko tuddee suñu maam alxaaji Góor Saana Ñang radiallahu taala anhu beneen classe bi ñu tuddee ko maam alxaaji Bassirou Sy. di am mbégte lool fa tabarakallahu ci li nga xam ne moo fi xew am nañ ci mbégte ndax fii ñu toog li ñuy xaar mooy cérémonie bi kaddu yi daanu ñu ubbi classe bi nga xam ne moom la njëkk a tuddee alxaaji Bassirou Sy ci Jolof ci diine ji ak ci politique bi yaakaar naa yéene ko fi njëkk a def wala boog yëguma ko ni ki noonu place bi ñu tuddee Góor Saana it fii la njëkk a jibe te it ñi ngi ci am mbégte ndax seen ñaari liir yi bi ngeen leen jëlee di leen ngénte muy liir yoo xam ne nii ki leen di tudd mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Cherif Isli bi toog di sëtu yonent bi kon bég nañ lool tabaarakallah macha allah. melokaanam jéggi woon dayo lool daanaka ay sàkket moo ko waroon ci la fondation humanitaire bu Jolof yëkkati 4 millions ak genn wàll ci sunuy koppar ngir tabaxal leen ñaari salle de classe yooyu ki yore wàllu njàng mi di rafetlu liggéeyu xale yi gannaaw bi ñu ràññeekoo lool ci BFM bi. Cérémonie de réception et de remise des prix aux élèves qui ont fait montre de courage, d'endurance et de patience tout au long donc de l'année scolaire. Donc présentement on est à 7 436 000 loo xam ne ni fondation bi donc jot na ko réaliser ci côté éducation. léegi ñun buñ paree y a une feuille de route boo xam ni aussi moom la ñu suivre. liggéey bi am solo bi fi fondation bii ñuy wax Jolof Humanity def tey mu màcc ci tabax ñaari salle de classe waaye it mu màcc ci neexal juróomi élèves yoo xam ne ku ci ne yaay premier ci centre bi nga doon defee brevet de fin d'études moyennes may fàttali ne daara juróomi centre ñoo fi newoon ci BFM bi juróomi xale yii ngeen gis ñu toog seen suñ karam ñoom ñépp ku ci ne centre ba nga doon defee yaa doon premier kon muy taxawaay bu am solo bu Jolof Humanity Fondation taxawee mais li gën a yéeme mooy loolu Jolof fondation bi def yépp état la waroon ci ku xam état moo yor njëlul sénégalais yépp lu tax njëlul sénégalais yépp ndaxte ku ci ne yaa ngi fay taxe marchandise boo jënd doonte fay nga TVA lépp ca gafak ak état la jëm ba pare constitution bi ne njàng ak njàngale état bee ko gàccoo kon képp ku ko ci fekk ci li mu war a taxawe muy ay salle de classe muy joxe ay fourniture scolaire jàppale woo kenn waaye état nga njëkk a jàppale bokk naka noonu inspecteur bi mi ngi leen ciy gërëm di leen sant
fondation bi nag dama naan tur wi dafa am solo dañ ne Jolof Humanity Foundation boo jàngee tubaab boo gëstoo baatub humanité li ko laytaay mooy homme mooy lan mooy nit te nit la yàlla def mu doon xalifaam ci kaw suuf naka noonu comme mooy xalifa yàlla ci kaw suuf nit a war a jiite lépp waaye nan def ndànk loolu nit du ko mën a jooxe fii ak jàngul moo tax may gën a encourager fondation bi ci nu gën a taxawe gën a jiital éducation. coordonnateur fondation boobu di Ablaye Diaw di ñëwaat ci taxawaayu fondation bi gannaaw ñaari classe yi nga xam ne tabax nañ ko fa. bëgg a wax tuuti ci fondation Jolof Fondation Jolof Fondation ñoo ngi ko créé le 7 décembre 2020 ki nga xam ne moo ko créé di Mor Diaw di sama doom waaw ba mu ko créé aussi li nga xam ne li mu ci jublu woon lépp mooy servir le Jolof loolu moom moo mu ci kiyam léegi nag li ñuy ci xam ne bi domaine yi ñuy yëngatu mooy ci la santé ak éducation ci la ñuy yëngatu. fondation bi nag amul benn discrimination ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ku nekk dañu bëgg mu sentir boppam ci fondation bi waaw transparence lañ ciy def aussi fondation bi c'est apolitique ñun defuñu politique wutuñu genn ndombal tànk li ñuy def daal dañuy yëngatu maanaam di sàkku ngërëmal yàlla ak dimbale daal suñu gor moo ñu tax a jóg waaw waaye nag wutuñu benn poste politique parce que ñoo ngi daal jéem comme ni ko sëriñ si waxee aay ñoon xamuñu aaya bi dañuy làmbatu rek xëy na yàlla moo ñu dimbalee ñu dugg ci lii kon nag ñi ko sant yàlla bu baax mën nañu orienté xëy na ñu jëm ci leneen waaye yàlla mi nga xam ne moo ñu dimbale bañ dugg ci lii di diggee ci lislaam kon nag ñoo ngi sant suñu borom bu baax a baax bi ñu may opportunité bëgg ñu bëgg ci leeral lenn nag ci nga xam ne bi réalisation liñ fi jot a def jàll naan la jot na ci junju maanaam bi ñu defee fondation bi liñ njëkk a xalaat mooy ne Jolof ambulance manqué na fi ñu ñëw waxtaan ak docteur bi mu wax ñu ay bëgg-bëggam mu ne li ñu gën a soxla tey daal mooy ab ambulance médicalisée bu ñu ko mënoon a am dana dimbale waa réew mi waa gor bi ba mu ñu ko da waxee ñu daal di ci taxaw comme ni ko naan la waxee jënd nañ benn ambulance boo xam ne bii mook valeur médication yi fi nekk yëpp presque 30 millions la deuxième réalisation bi ñu def maanaam mooy ñaari salle de classe yii waaw moom it biñ fi ñëwee comme oustaz Modou Niang xëy na yàlla moo ko baaxee waaw moom moo ñu njëkk a ñëw ñaan dimbal ci loolu ba mu ko waxee aussi ñu waxtaan na daal nañ ko dimbale defal ko ñaari classe mooy ñaari classe yi ngeen gis nii mu nekk une valeur de 4 millions 345 mille 500 waaw dañ na nag sax jullit buy def te yàlla tax jarul nga di ko wax waaye nag li tax ñu di ko wax mooy comme li ma la wax rek fondation ci Amérique bokkut ci fondation ci Sénégal lépp lu ñuy def dafa war a leer lu ñu war a xam la moo tax ñu di ko wax di ko publier nii di ko téléviser waaw léegi jël nañ fukki xale ak ñaar yoo xam ne lii dugal na leen internat waaw xale yi fay nañ seen frais d'inscription jëlal na leen matériel mat la saabu ak yére yoo xam ne yi moom la ñu war a nekk ci daara ja aussi weer wu nekk ñoo ngi leen di fayal 16000 francs kenn ku nekk te fas yéene ko def ba xale yi mokkal alxuraan incha allah waaw aussi am na yeneen ndimbal yoo xam ne yi def nañ ko li ñu wax nag def dimbal nit ba pare naan dimbal diw laa dimbal ak loolu kenn diine waru ko waaye dimbale ni fi ay nit daal hospitalisation ci seen feebar ak yu kii nit yoo xam ne yi jarul ñuy tudd seen tur comme li oustaz Ndiaye wax aussi ci koor gi def nañ fi ay yëngatu ay iftar yoo xam ne yi ay ñam yu doon joxe ci jàkka yi
def nañ ci ñaar wala ñetti iftaar yoo xam ni def nañ ko. moo tax nag daal ci gàttal daal xam naa ne après su ma ñëwee Balla waa continuer moo loo ci manqué mu mottali ñuy ñaan mbooloo mi daal ñaan lañ soxla. waaw nañ ñaanal fondation bi ñaanal ki nga xam ne kii moom moo ko xalaat di ko diriger muy Mor Diaw yàlla lafal ko cat guddalu fanam te li muy def moo gën koo mën. fondation humanitaire bu Jolof na ma defaraat toilette yu école Sidi Alboury Ndiaye ak Daara Mbayeen di sàkku ab terrain ci mairie bu Daara ngir tabax ab internat moderne ngir xale yi man faa dem sàkku xam-xam. alors bu ñu demee à l'école Sidi Alboury foofu ñu ngi fa bëgg a def bon la réfection construction des toilettes réfection des tableaux mur de clôture peinture façade intérieure extérieure war na leen a jëndal aussi benn sirène quoi. bu ñu paree foofu aussi dana dem au niveau des cases des tout-petits. foofu it construction d'aménagement d'espaces verts de kits d'enfants une salle de classe aussi de matériel donc de jeux pour les enfants foofu donc c'est au niveau donc de la case du tout-petit. bu ñu paree foofu aussi war nañ jamaat au niveau bon de Daara Mbayeen. Daara Mbayeen aussi fait partie donc de notre cahier de charge donc dans la feuille de route war nañ fa defar classe war nañ fa def donc ay kii yu bëri aussi quoi. Ensuite, donc, le lycée. Maintenant, pour le lycée, on avait reçu la demande du proviseur. On a des ventilos, des bornes fontaines, etc. Bon, mingi agenda bi. projet yi nga xam ne nag moo taxaw mooy comme daara moderne bu ñu wax waaw fi mu nekk daal pare nañ pour réaliser ko ak benn centre diagnostic bu ñu bëgg a def boo xam ne bii. lépp loo xam ne luy radiologie luy scanner échographe laboratoire boo xam ne bii bépp test maladie incha allah danañ ko fa def am nañ moyens yi am nañ partenaires yi li ñu desee mooy fu ñu ko def waaw demande bi defoon nañ ko ci maire bi jotoon nañoo waxtaan ak moom na ko nañu dimbale ci suuf fu ñu ko mën a def léegi nag ñoo ngi lancé appel di ko ñaan monsieur le maire ak maire yi nga xam ne bii ñoo nekk ci Jolof gépp suñ jigéen Kumba Jaw mi ngi nii toog ñoo ngi koy gërëm di ko sant ci teewaayam dagg na liggéey yëpp jógi sagata ñëw teewee jataay bi léegi nag maanaam loolu moom na ko def ci xelam bëgg nañu daal foo xam ne fii ku ñu jàppale may ñu terrain ñaari kii daal yu projet yi moom yu taxaw la quoi waaw fi mu nekk moom xaalis baa ngi fi partenaires yi taxaw nañ li ko teye ñu réaliser ko mooy un terrain kon nag ñoo ngi koy sàkku ci monsieur le maire Mawa Ndiaye Kumba Diaw ak le maire de Sagata ak maire yi nga xam ne bii nekk ñoom ñëpp ñu ngi ciy Jolof